Kara Zor-El. Il y a 24 ans, ma planète, Krypton, était en péril. Mon cousin, Kal-El, fut envoyé sur une planète appelée la Terre pour être mis à l'abri du danger. Vous connaissez sûrement son histoire. Tu auras de grands pouvoirs sur cette planète. Tu accompliras des choses extraordinaires. Tu dois partir. Je t'aime, Kara. J'ai pas parcouru de 1000 années-lumière pour devenir assistante. Les habitants de National City risquent de mourir. Vous devez me laisser y mettre un terme. Faites en sorte de gagner. Choisissez votre vidéo, interprétez votre artiste préféré, faites vos dédicaces. Tanev, c'est tous à l'écran. Vivez la musique dans toutes ses variétés. Il suffit tout simplement d'envoyer la vidéo choisie au 78 390 67 08 via WhatsApp et la programmation est automatique. Une dédicace pour vivre la ferveur musicale avec vos amis. C'est tous les vendredis de 20h30 à 21h30 et les samedis à 12h sur la RDV. Tanev, c'est aussi la rubrique vidéo challenge. Démontrez alors vos talents de danseur. Vidéo à regarder à la fin de l'émission. Tanev, tout le monde s'y retrouve. Des actualités politiques, économiques et sociales au menu d'une réflexion. Responsables politiques, analystes et experts dans différents domaines. Autour de la table, c'est dans Dossier à l'écran. Des échanges nourris, des regards croisés, des interpellations sur divers sujets à l'attention des téléspectateurs. Dossier à l'écran, le magazine grand format de la rédaction, en direct tous les vendredis de 21h30 jusqu'à 23h sur RDV. merci beaucoup à la régie ñu amaat mbégte bànneex kontaan bu baax a baax ci yéen di dellu siwaat ak li nga xam ne rek moo di seen émission suñu biir ni ñu koy defee rek altine ba àjjuma 10h jàpp li nga xam ne rek moom moo di 11h30 mu nekk tey jii li nga xam si rek moom mooy sunu 4e numéro de la semaine ñu kontaan trop nag dellu si fas yéene àndandoo ak yéen ñu fas yéene tamit waxtaanee leneen loo xam ne si ne am na yaakaar dinañ leen soxal comme yi fi jàll yëpp vie privée et vie publique lan lu ci nekk dañu war a xam fan mooy place am ci loolu nag duñ ci wét benn yoon dinañ ci ànd ak xam si ne moom moo di sunu honorable député Abdoulaye Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa lay ziar rek di la sant di nuyu sama vis-à-vis bi soxna si maa lay ziar. di ziare seen téléspectateurs yi di ñaan yàlla émission bi nekk émission bu mucc ayib. ñun ñëpp ñu ci jëlee ci njëriñ quoi. allahumma amin jërëjëf honorable di kontaan bu baax a baax ci wuy si bi ak dérange bi nga xam ne def nañ ko ci bëccëg ndax nag yëkkati mag
bëccëg gi neexul dëgg la sax doo mag yooyu waaye nag wax dëgg yàlla kilifa ku yëkkati bëccëg war koo mën a gërëm jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax ci beneen wàll nag ñu daje fekk nga xam ne si moom moo di suñu xarit suñu naataango suñu yaay suñu lépp bu yeboo ñu wax ni sax yaay ji sax moom moo gën a fës donte ni ay morom nañu waaye moo ko incarné moom moo ko liggéey ci boppam ba tax ñu naan ko maman ñii naan ko Mère Thiam bu Dénkaane Mère Thiam ñu ngi lay nuyu Dénkaane bu DTV Dénkaane bu li nga xam si rek moom moo di groupe Excaf Télécom Mère Thiam bu Sénégal alhamdulilah ala kulli xaal Kader maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jox sa cër ak sa wàccuwaay di nuyu sama honorable député di ko ziar di nuyu téléspectateurs yi safoo di seetaan seen émission suñu biir ñu toogaat fii ànd ak Kader di la jox bu baax a baax nuyoo ñëpp di nuyu waa Ndinkaane ndax xam naa ñoom heure bi ñu ngi waaj ñoom ndax ñoom 11h la jëm 13h xam naa métti instant bi nee na ma nga toog di seetaan muy nuyu waa Excaf gépp di nuyu Iso di nuyu Jupiter anoom sax moom seenu ma ko léegi nga gis ko fi moom dafa doy waar nag dafa doy waar nag dafa doy waar bu ma fekk fi dégg dama xaar ci parking bi rek waaw di la nuyu bu baax taay moom suñu biir la jël quoi day jëlee seetaanuñu jëluñu parce que waxuma sa rouge bi waxuma dara kon seetaanuma daal ñu naan mayte rouge Mère Thiam bi xam naa seetaanu dina ma gis di la nuyu bu baax di la wax nag ak émission bi yàlla na ci yàlla def jàmm di la nuyu di la wax meilleur va namoon naa la lii dama ko namoon ci yow ndax dañoo gëj a toog tubaab fakàlla macha allah sant rek bu wér jërëjëf yàlla na yàlla fay la vraiment ñu kontaan bu baax a baax sa ex ci kër gi am na solo am na maanaam ndax nag gis nañ sa taxawaay gis nañ tamit liggéey bu rafet gis nañ tamit touche bi nga xam ne si ne indi nga ko ci kër kon donc yàlla na yàlla saxal yàlla na yàlla kàttanal la honorable dafay koo xam ne si ne bi mu duggee ci kër gi léegi vraiment dafa njaboote ñëpp uuf ñëpp jël ñëpp téye te macha allah ñëpp kenn ku ci nekk delloo ko cër bi ndax lépp nag ci moom la ñu ngi koy gërëm bu baax a baax moom lay càmm honorable ñu bëgg a waxtaane vie privée et vie publique tey li ñu seetlu moom mooy ci place publique bi lépp loo xam ne si dañ ko daan nëbb day dem ci kaw lépp loo xam ne si ne nii nit a nga koy denc rek boo moytul sa ay noonu wala sa ay jegeñaale wala sax ñenn ñi nga xam ne si ne xaaroo woon ci ñoom ñu weer la ñoom ñoo ko def mais defatuñ ko jàkkaarloo yoon mais dañ koy def ci place publique bi ci rajo yi ci télé yi wala sax ci réseaux sociaux yi yéen en tant que autorité nag ngeen dundee loolu. lu doy waar da may aussi vraiment ma présenter leen mes meilleurs vœux. jërëjëf merci. que année 2020 bi nekk une année de réussite. sur tous les plans. et yàlla may ñu wër ak wërle. defal ñu tawfeex sutura ñu nekk ci yitma yi. yàlla defal ñu ci taw lu kawe sunu njox vie privée vie publique ci Sénégal bi ñu nekk nii ci contexte bi ñu nekk lu yéeme la mais boo seetloo da ngay ne dafa méngoogu mbir mi parce que tey ñun ñëpp nangu nañ ne dafa am lu ñuy wax dégradation des valeurs maanaam jikko yi dañu yàqu cellule familiale bi kuréel bi nga xam ne dafa ne ci kër gi dafa commencé disloqué wu ci kaw loolu ñu seet ne lépp léegi est articulé autour de l'argent autour du matériel réew nag bu demee ba tollu foofu dafay xaw a doy waar te Sénégal li ñu xaw a jaaxal mooy yeneen ñag yooyu ñu doon wax yéewu ñag yi maanaam comportement bi ñu doon am ñu leen di ngañ ñun ñu ngi doon wax suñu comportement yu baax yi dafa mel ni léegi c'est l'inverse ñoom ñu ngi jéem a jàng pour am comportement yu baax changer ni ñuy defale ñoom lañ ñu deewoon seen lu bon ñun loolu lañ ma bëgg a jël actuellement di ko dewe alors parce que da ngay faral dégg mag ñu ne nit ku nekk am na loo xam ne mu ngi ci yow mais yaa da nga ko bokk ak nit ñi mais am na loo xam ne yaa ko moomal sa bopp mais li nga moomal sa bopp nag nit ñi dañ la ko war a bàyyee joxe la ko cër tey autorité yi tey Sénégal sax est-ce que xamante nañ la mooy autorité c'est ça la question qu'on doit se poser est-ce que léegi xamante nañ sax la mooy autorité parce que nit di ngeen yow ci même kër yàlla baaxee ko mu am nomination wala mu élire ko mu am benn titre bu muy porté titre boobu dafa am lu mu àndal mais léegi ñi léegi yooyu yëpp léegi c'est le cadet de leur souci ce qui fait que léegi li xew ci biir kër gi day génn ci mbedd bi li xew ci biir bureau bi xew ci mbedd bi xam nga bu ñu toogee tey palais présidentiel dara dafay xew léegi une heure de temps après Sénégal yëpp yëg ko ci biir xam nga réew bu ñu demee ba toll foofu ça devient dangereux nga ñëw waxtaan ak kilifa
lu sincère lu sérieux 2 heures de temps nga dégg population nga dégg média yi di ci waxtaan nga waxtaan ak donc ce qui fait que diggante ci biir kër gi la waroon am amatul diggante nit ak moromam ñu ko doon wax ne xarit pratiquement amatul relation de confiance bi doon am ci diggante ñuy liggéey pratiquement amatul bon te moom nag bu ñu tollee wecc foofu ku tiitul parce que tu n'as rien compris man daal li ma jàpp ko mooy métti na trop waxuma la nag beneen aspect bi dugg si waat mooy ngay jël nit pour toroxal ko di teg ci daram loo xam ne wóor na li nga amul ci moom xëy na loolu peut-être ci au courant du débat nañ ci dellu si waat mais nañu jàpp ne fii ñu toll nii li ko andi mooy la crise des valeurs te crise des valeurs bi xam nga boo seetloo nasaraan bi départ ba soo jëlee woon préscolaire li ñuy wax préscolaire école élémentaire école maternelle bëriwu doon Sénégal fii da nga doon juddu 3 ans ñu commencé nga dem daara di jàng ba sa heure école dugg jot ñu jël la dugal la école soo jàngiwul samedi wala li nga dem jàngi alxuraan donc nasaraan bi nga doon jàng li nga xam ne am na fa njëriñ mais alxuraan bi aussi da la doon forger ci biir ñoom ni ñuy liggéeyee fexe nañu ba ñi ñu intellectuel boo demee jàngi dana la war a toog ci ndab di liggéey di mais à table nga war a lekkee waaw xam nga da ngay xool yëfi cuune bi njëkk a def ñun sénégalais tey boo demoon tey à table di lekk fourchette bi ban loxo nga koy yore à table waaw du main gauche bu dee ci ñoom non fourchette ñun nag même fii sax sénégalais main gauche dañuy yore paaka bi nga yore ko main droite donc main gauche ngay lekkee main gauche lan la ci alxuraan wax ci lekk nga doon musulman xam nga déjà loolu phénomène yooyu préscolaire ñëw ba finalement boo nekkee intellectuel ba dugalu sa doom préscolaire pour yow seer na bokkoo ci diine bokkoo heureusement que depuis un certain temps les promoteurs d'écoles privées comprendre nañ ne loolu baaxu doon ñu jël ay maîtres d'arabe andi leen seen préscolaire ñu jàngal xale alxuraan mais loolu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne tey moo andi lii boo fàttaliku également jamono dynastique de l'As waaw ce sont des choses yoo xam ne andiwuñ ñu ko nii rek dañu ko doon préparer non dañu doon préparer pour woon ñu ne tout tourne autour du matériel da ngeen war a reyante pour matériel bi da ngeen ay affaires yi xarit affaires yi ngor yooyu amul affaire famille time is money la da ngeen war a reyante tous les coups sont bons xam na nga dégg sax même politique ñu ne la politique mbiri adduna la ñàkk xam-xam ñàkk gàtt gis-gis mënul weesu loolu parce que nga ñëw ci mbooloo naa leen defal lii wala sawaay naa utal liggéey fekk yow war na ngay nax nit ki kooku dundee yaakaar mais yaakaar boobu nga tas ci moom nga defee ne yàlla du loolu du yàlla lu muy def loolu bu ko seetaan voilà honorable dafa wax ju am solo léegi-léegi ci biir waxam Mère Thiam mu ni li waroon yem ci biir kër gi ci bureau bi ci place publique bi nit ñi ràññeetuñ ko léegi lépp fépp lañ koy waxee vie privée amatul nit ki aussi dencalatul boppam dara bu ñu nee ba réew mi àgg foofu li ma lay laaj yow mooy à qui la faute à tout le monde à tout le monde parce que Kader tey da nga indi itam bu am solo xam nga waykat bu mag bi Youssou Ndour maa ngi koy dafa wax ni xaaju guddi boo toogee ba ci yàgg nga nekk bëccëg di nga xubb lool ba jaaxal nit ñi am na loo xam ne dañ koy waxtaane ci biirum nekk am loo xam dañ koy waxtaane ci ëtt am loo xam ne ci mbedd ak sabar booy sabaru ca penc mi ngay dem sabar am déet tribunal bu ñu juge dañoo am saalu tribunal boo xam ne fii lañu war a juger bu njëkk ba say wax ak sa doom donc naa da ngay xaar ba 2 heures du matin nga ne ko pëkk diw ne naam man de maay sa yaay nii laa bëgg nga def ko nii laa bëgg nga wax ko xam nga dañ naan sax doom bu góor papa la war a waxal non parce que am na heure yoo xam ne yaay dafa fort sa doom bu góor boo gisee ba def kaay dama ànd ak sa papa damaa bëgg nga doxalee ni doxal ni mu xam mais léegi Kader lii mooy sunu papa mooy sunu yaay booy xaste sax fii nga koy gis fii ngay xastee man parfois statut dama ci gis loo xamante ni non duñu dof da ngay gis ku bëgg wax soxlaam wax ko fenn ki ko liir bu ko liir dina xam ne kii man lay waxal ñun li nga waxale crise des valeurs amatul wax nañ ko ba taay léegi dañ topp nasaraan ba nasaraan bi sax léegi ñun ñoo ko raw damay ñëw xas Kader ñëw leen woo public bi yor sa micro ma xaste jaru ko le pas Mansour may waxoon wax lu bon jaru woo ay média
nañ delloo suñu bopp ci démb waxu rafet di ko def di ko xool te gis nga Kader maa ngi lay waxal li nga gis ci nit ki ba di ko waxal am na loo xam ne bu la ko waxee àdduna tukki am déet koo yor sa petit yor na sa soleil mais est-ce que tamit du nekkul nit ñi ñoom ñoo bëgg a siiw ñoom ñoo bëgg a ñu yóbbu leen ci place publique xam nga dafa am lu ñu génne at yi mu naan buzz da ngay gis kuy saaga sax am buzz kuy saaga am buzz am supporter tey man tey Oustaz Mouhamed Diouf su woote woon fii conférence du am buzz waaye man su ma taxawoon saaga wax lu ñaaw génne samay awra subaa ma am buzz man la ñuy bind ci journaux yi ma am ay vues kon léegi ñun on est dans quel Sénégal ça c'est vrai ban Sénégal lañ nekk ku dem ba taxaw di saaga njiitum réew taxaw li ma ne keroog xanaa ñun xamuñu luy président ndax loo jàngat école même sax boo jàngul école xamoo luy constitution war ngaa xam ni kii la ku la sut nga xamante ni moo la mag ku la mag ëpp lay sagar nga am cër boo ko war a jox waaye buñ demee ba Sénégal da ngay taxaw di saaga am président di saaga ab sëriñ di saaga yaayi jàmbur di saaga bàyyi jàmbur kon Kader nee naa léegi ay vie privée ak nee naa vie privée amatul moom vie privée amatul ndax lii Kader dañuy dugg ci néeg mën a waxtaan ñu génn ñu ne on a vu Thiama aimé Kader ku la photo ba génn la lu parce que nit ñi ñëpp léegi ay journaliste lañ ñëpp man dal na ma sama xaritu jëkkër jóge na voyage ni ma fekk ma place sàmm jox la dara ma dem fekk ko fa di génn balaa may ñibbi war a sama borom ko ni ko gis nañ mère Thiama ak diw te xaw man koo kan la te loolu ça fait ay 10 ans mais tamit est-ce que jotul laaj bii dama leen koy boolee honorable parce que jikko yi il faut ñu defar jikko yi il faut ñu defar jikko yi li may bañ def kii def ko sam bopp moo ko def kii mais tamit ndax jotul tax kii am na mbokk am na jabar am na ay famille li may naan li ngeen wax nit ñi ñun dañoo am famille ku nekk na ko natt sa bopp natt sa yére bu baax yére sax bala nga koy maye na nga xool ba mu rafet nga doog koy maye waaye xëy topp bàyyi jàmbur sa papa defoon lii sa yaay fi defoon lii di ko wax loolu te ku ne am na te kat nopp mag borom yaa war a wax bu ma tax wax loo xamul de ku ne am nga sa petit carnet kon nañ la wax sutura te am loo xam dafa am fu ñu ko war a waxee am loo xam ne am fu ñu ko war a waxee Kader mais tamit ndax loolu du ñu yóbbu honorable que balaa ñuy defati dara ñu waxtaan ak sunu ñi ñu jege su fekkee ne sunu vie privée la pour ne pas que sunu démb rattraper ñu moo xam erreur bu ñu mën a def ñu préparer sunu jabar préparer sunu ay doom préparer sunu entourage que désormais lépp lu ñu doon lépp mën na xëy nekk ci place publique bi mais ñoom tamit ñu préparé bu ñu ko déggee mu bañ leen a atteindre ba nga xam ne si daf leen a gaañ wala muy tasaare famille. xam nga sa thème bi dafa am importance boo xam ne. suñ mënoon def synchro avec l'ensemble des chaînes de télé aujourd'hui. parce que ñun débat yu mel nii dañ ko soxla léegi. gis nga réew mi damay faral di wax ne dañu réew mi dafa métti. ñu def ay problème de gouvernement problème de président de la République wala leen nañu seetaan suñu bopp. gis nga yàlla moo ne. fu mbooloo nekk ñëpp doon am jàmm yenente jàmm waaw cee fa xewal yenente wu jàmm mu croiser les bras di ñu seetaan gis nga loolu lu def noonu yàlla moo ñuy seetaan dëkk boo xam ne léegi tu es prêt pour même rey sa rak wala sa mag rey sa xarit wala toroxal ko wala toroxal sa kilifa pour uniquement pour am dara koom-koom xam nga réew bu tollee foofu ça devient dangereux xam nga mag ñi dama toog ak benn mag un jour man na ko sëñ bi dafa am lu ma jaaxal mun a ma yéen mag yi da ngeen doon bi ngeen di liggéey yore ay kër ay salaire 30 000 ngeen doon am mu barkeel salaire 40 000 kër goo dugg di nga fa fekk 10 personnes 15 personnes dinañ añ dinañ ndékki dinañ reer dinañ solu dinañ tëdd léegi tu as 500 000 francs tu as 4 personnes chez toi le 10 fu mu jotee yaa ngi jooy. parce que barkeelu. xam na la ma tontu. ma sama doom li ñu yoroon moo barkeel. waaw voilà. xam nga tey quand tu signes un engagement ne da ngay liggéey. ñu ne la 8 heures nga war a liggéey wàcc 17 heures. tu reviens à 9 heures à 16 heures tu rentres. fin du mois boo jotee sa salaire boobu barkeelu. parce que liggéeyoo ko. liggéeyoo ko mérité woo ko. waaw à moins que nga jël heure yi nga toog calculer génne ko delluwaat ko entreprise. kooku kan moo ko fi def Sénégal. la deuxième chose yàlla dafa def man dama am lu ñuy wax école privée bi ma koy ubbi xale bu ndaw laa woon. am na sax ñoo doon wax ne xale bi lan lay
à son âge mu ne day créer école. dafa kook la ñuy wax. dafa dooj. mais ñun yàlla xam na dañ doon kat sama parent dañ kat sama élèves yi. dina école bu bon boobu lu tax ngeen fa yóbbu seen ay doom. je disais à mes enseignants que bu leen tontu xam nga tontu bi lan la résultat lay doon. mais xam la mu àndoon réussite bi njàngale dàmb la andi teg. je dis aux parents d'élèves ku bañ ma dóor sa doom. dama école bu fi andi sa doom. ku bañ ma yar ko bu fi andi sa doom. 7h30 je faisais de sorte que 7h30. maa ngi sama buntu école sama cravate teg ko nii. un élève n'osait pas venir à l'école. li may wax ni xëy na su may enseignant ñu may déglu. dañu woo solo yére bu set. xalaatoo ko. sanguwuloo xalaatoo ko. gis nga et bi mooy ñëwee bu fait da ngeen di rang. on chante ñun ñëpp l'hymne national. doog a dugg classe. boo xasee dugg classe tu ne parles plus la langue wolof. mairie koñ bi dañ doon yeewu suba teel pour seetaan mu maa xale yi. xale dañ doon dugg koñ bi ba ci koñ bi taxaw génne jël peñe. di peñe waat. xam nga loolu boo gisee moo koy interroger di ko convoquer. c'est que ñun li ñu amoon la ñu baax. dëgg la. éducation bu waaw quand on nous dit que les droits de l'enfant on doit pas corriger notre mais ñun loolu si nasaraan yi la. ñun suñu waajur yi dañu doon corriger ba un certain âge da nga koy am ñu lay corriger ba jéngal da ngay toog mu lay mbay sax mu toog di la setaan parce que ñun loolu lañ xam tubaab bi xamul loolu. mais lépp droit de l'enfant yi ak yëpp nag. droit de l'enfant lu baax la mais dañ ko war a adapter à nos réalités. tubaab day toog doom papa wax mu ne ko papa tu mens. waaw ñun kan moo ñëmoon def loolu à notre temps. commencé na léegi Sénégal. à nos enfants on doit pas loolu tax aujourd'hui loolu rate nañ ko ni ñuy séyee léegi ni ñuy amee jabar soxna yi dañu war a xoolaat la c'est lépp lu ci bëri c'est le matériel qui compte xale bi waa ji fu muy liggéeyee ndax am na xaalis wala lii on encourage nos enfants ci ñu agir noonu. L'école était un lieu d'instruction mais d'abord un lieu d'éducation. École prolongement kër gi la woon. mais quand des enseignants viennent à l'école carax. teg down. waaw mais kooku kan mu yore cigarette am ci biir xale yi kooku lan la mën a jàngale. daf ko yónni cigarette sax. quand l'enfant vient nga toog ak moom ngeen di am une certaine relation. yéen ñaar mais loolu amatul loolu dafa doy waar. nga ñëw ci bureau bi c'est du n'importe quoi. les gens ne travaillent plus. donc c'est une crise progressive même des valeurs c'est loolu moo ñu andi lii tey yëpp problème yi ngay dégg boo déggee ñu wax ay Rwanda ay Ghana bu njëkk yàlla ma yàlla jégal je m'excuse pour sunu mbokk Ghana yee am na ay jamono boo waxee Ghana la ngay xalaat prostitution drogue mais bi ñu toogaatee ñoom xool seen biir su Jerry Rawlings ils ont dit non mais non il faut que ça change mais en un laps de temps ils ont changé complètement boo demee Rwanda mais Rwanda boo ne salaamaaleykum du propriété bi moo leen njëkk a frappé mais le comportement des Rwandais moo leen njëkk a frappé mais c'est ce que les gens ne comprennent pas c'est pas le président Kagame déedéet man dama am chance fekk benn jotaay boo xam ne le ministre de la gouvernance moom moo doon def thème sur les transformations sociales économiques et politiques du Rwanda moom mu wax ci boppam moo wax ne ça c'est pas le président Kagame c'est le peuple rwandais vraiment ça ñoom ñoo toog après le génocide ils se sont dit que voilà on s'est battu on s'est tué léegi affaire ba njëriñ la ñu amal dara mais chaque Rwandais a dit que amaluñu ba njëriñ léegi nag qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour léegi ñu dalati ñu ne contrat moral ñun foofu lañ toll léegi contrat moral man Rwandais amatuma droit war a xëy 8 heures du ma xëy 8 heures amatuma droit bien public bi ma koy foyee amatuma droit di tuur mbalit ci mbedd bi amatuma droit di wax di xas institution yi amatuma droit di wax lu ma neex président de la république amatuma droit li amatuma droit li amatuma li ñu tënk ko ñoom ñëpp le mérite de Kagame nag c'est ça mu ne yi ñëpp a d'accord ne lii am na kon bâton baa ngi nii
man Kagame en tant que président de la République j'ai pas d'épouse j'ai pas d'enfant mais Kagame dans sa résidence il est chef de famille ça veut dire tout dire ñun nag foofu lañ toll fi mu nekk nii. xam nga da nga wax am solo moom mooy aucun gouvernement ne peut arrêter un peuple en marche. et peuple bu ñu décidé def nangam dañ koy def mais malheureusement pour ñun suñu peuple est en marche mais ci beneen fànn ci fànn bu ñaaw. noonu la ñuy def li ma lay wax nii tey li lay koy wax nii tey j'ai même yéen médias yi am ngeen ci une grosse part de responsabilité. parce que yéen aussi yéen kii def bés ngeen soxla. man de assemblée nationale def nañ fa benn séance di génn bon je veux pas citer chaîne télé bi. femme bi ñu andi ñuy génn mu am suñu benn collègue di mu ne oh man il faut ma jëlee ma yow yaay parce que da ngay def buzz. xam naa tey xaar ma jëlee nga toj télé bi. parce que kooku wax arrogance am. waaw xasante loolu de 15 ñoom loolu moo leen neex. mais est-ce que du. alors léeg-léeg ñoom ñoo complexe. c'est-à-dire que bëgguñu. teg seen télé n'importe qui dañu bëgg toujours ko am tur. non xam nga tey da ngay toog di saaga am ay supporters. waaw mooy li wax sànq rek. mooy li wax si chaîne télé dëgg la da ngay toog di saaga nit am supporter toog wax lu bon am supporter. même ci politique bi. waaw le leader il préfère celui qui déconne. que celui qui est là pour quand même. am na dugg lu yoonam am na politiciens yoo xamante ni man xaw ma leen ak député yoo xam ne doo leen xam parce que dañuy liggéey seen liggéey dem am seen yar am seen teggin mais caama taxaw assemblée di saagante ndey di daggante ay karawa ak fëlante ay musóor tout le temps moom la ñuy wane moom la ñuy invité ci plateau yi su ko defee ñu naan diw de tey de caama la ñu invité tey dina xar plateau bi te fekk caama la mu def yàlla bugg ko yonent yi bugg ko kenn bugg ko ce que vous dites là c'est tellement vrai que cellule familiale bi moom ñun ñëpp nañ nangu ne yàqu na mbedd bi situation éducative la mbedd mi gën a yàqu nag bu njëkk da ngay am problème ci kër gi maanaam ñu nga yaradiku maanaam nga nekk enfant gâté mbedd bi yar la parce que ci biir mbedd bi ñëpp a fay tase da ngay gis comportement yi bi da ngay change damay nettali benn anecdote benn anecdote dañu amoon benn élève boo xam ne waajuram ku bëri xaalis la ku siiw la ci réew mi li wax ne amul ñaari at de xale bi ñu ko àndee école moom d'abord mosul dëkk ci zone mel ni ay Grand ci cité résidentielle au de gaz bi Grand Sandi léegi booy bi toog bi à un moment donné il dit à son papa que bu ngeen may àndeeti da ngeen bu oto bu ñëw bi buntu école na gaari fële ca kaw waaw ma waaj dox léegi lu tax mu wax loolu non xaaral parce que léegi tam nag xam nuñ commencé comprendre ne àddina mu wax yaayam lu ko neex la doon mooy commandé ma doon commandé li ñuy togg dëgg la léegi booy bi ko dugal tànganaa commencé xam beneen vie mu commencé xam beneen vie mu ñëw yaayam ne ko man léegi lu ngeen togg baax c'est ça waaw wala mu jékki-jékki ñëw ne mais papa sama clim bi bu ko taalati bu ma taalal ci clim bi xam nga kooku avec le contact de la rue am déclic avec le contact de la rue am na lu ko mbedd bi andi ak ñi muy fréquenté également grand place yi c'était un lieu d'éducation parce que da nga doon toog boo bëggee tux cigarette ñu ne non da nga gis grand place yoo xam ne ñoo am seen règlement intérieur yan yi du fa am nga gis et puis c'était ça aussi la apport bi ASC yi doon am yooyu la woon yaa ngi dégg affaire yi ñoo lànk xaw ma ñoo lànk ñoo bañ waay su nekkee yow da ngay xeex dara balaa ngay dem ci mbedd bi kayoor yi fi demal seeti ko ba pare non duñ ko def parce que ñaar du ñu yow da ngay ne yow dama lay pour wax la ne rek jikko yi ni ñuy yàqoo Sénégal la nga waroon dëkk def mooy demander audience autorité yi yore affaire boobu moo xam Sénélec la moo xam leneen ñaan audience ministre bi ñaan audience président de la République ko dañ la bëgg a rencontrer mais bu ñu gisee président toog ak waa ñoo lànk waxtaan dinañ di nekkonte ñii dinañ xam président dina xam jëriñ mooy feeñ suba buñ ñëw Sénégal de ñëw leen ñu taxaw ñu waxtaan yéen ci mbedd mi
même di nga gis ku bokk ci parti président sax dina ñëw fi déglu si mais lu ñu ne salaamaaleykum nga ne mbedd bi mooy régler problème nga jël micro yi lu la nekk nga wax te ñi ci ëpp ñaareel yàlla ma yàlla jégal boo gëstoo ñoom lu ñuy liggéey ak fi ñu jëlee xaalis bi ñuy liggéey dafa doy waar donc dafa am benn fait bu am fan yi ci réseaux sociaux yi boo xam ne si ni mi ngi am demi semaine bi passé ñu baal ma cité nommément ñaar ñi nga xam ne si ñoom lañ ci gën a sonal muy sunu consoeur Aïssatou Diop Fall ak Cheikh Yérim Seck mu am benn waxtaan bu ñu amal bi ñu noppee Mbaye Thiam mu mel ni dañ leen déclaré persona non grata non seulement ci réew mi ci réseaux sociaux yi ci télé yi ak lépp nga gis ni dañ leen di saaga di leen wax loo xam ne si nit ñi dama naan est-ce que déglu nañ lañ doon wax est-ce que ñoom jugé nañ émission bi à sa juste valeur que ñii dafa am lu ñu mais dañuy dugg ci vie privée jàmbur yi xuus ci ba bu fekkee nit ku nite nga wala nga bokk ak ñoom métier wala nga nekk notable wala nga nekk nit ku nekk ci presse après yow da nga naan est-ce que wóorati na may wax nga exercer liggéey bi dëgg la parce que xam lu tax dégg-dégg xam nga yenn saa nit wax olof boo xam ne danga naan sax xam nga ñun dégguñu olof dégguñu français loolu mooy wax ji dégguñu olof dégguñu français man démb sama benn copine woon na ma ni ma yow bàyyil boo toogee ci plateau yi rek di sant di gërëm président leen la saaga ci YouTube bi ma ne ko man du ma saaga kenn ma ne ko télé laay waxee Macky musuma ko jox loxo ci télé mais institution nit da ngay jàng institution la pour da nga bëgg ma taxaw ma ne may saaga ay député di saaga ay ministre di saaga ay président di saaga ay procureur yaruñ ma noonu nit dañu ñooñ di saaga ñoom Aïssatou Diop Fall ak ñoom Cheikh Yérim Seck dañu amul dégg-dégg mais kay ma xamal la ñoom seen bopp la ñu saaga gis nga ku ñu ma honorable ku ñu yaree saaga rek ngay def dëgg la ku nekk niñ la yare gis nga Kader bu kenn tooñ sa bopp doom ja ndey ja ku ko bañ sa ndey tax loolu dafa am suñu slogan bu ñu gën xam nga ne yow mii doo toog ci réseaux sociaux di saaga kenn Jupiter Diagne mii du toog di saaga kenn te ku ne am nga lu la naqari li ma ñëw li nga wax léegi yow soo amee sa kuréel boo xam ne nga ne lii neexuma Kader di ngay doxal neex dama ñëw Kader yow laa soxla woon dinaa ko tam Kader dama bëgg lii ak lii waaye xëy rek Kader du fi waxati Kader du fi jaarati Kader lii Kader lii mais ban seen ba pare journaliste yi ñëw suñu mbokk yi jox la micro yi ngay wax gis nga nee naa leen dama fi waxoon man leen tant que jëluñu journaliste yi wax leen li ñu war a def ak fu ñu war a defee du ñu xam bu ñu bàyyi kuy saaga ñu koy talal micro muy eggale réseaux sociaux nag mu mënuñu ci dara parce que ñëw na ci suñu kaw ba pare moom nañu dënk nañu ak xoj nañu ci réseaux sociaux yi mais tamit nee naa président yaa moom yow yaa fi nekk am na lu il faut yet bi di dal tant que yet bi dalul du baax nee woon naa fi tant que tëjuñu fi médecin wala sage-femme du ñu réglé waaye tant que tëjuñu fi ku saaga tëj ko 10 ans def ko noo xam ne nii lii day continuer de di nga gis bu subaa ku fekk kuy dem mu war a mu dóor la ba mu te kenn du ci faj dara. mais métti ma saaga bi ak weer nit ki ñaari yëf yu wuute la. saaga bi xëy na. jàpp di wax Aïssatou Diop Fall. di yàq Cheikh Yérim di wax naa xam nga sax da nga wax nga ni ñu préparé suñu njaboot ba dara di xew. xam nga ñu Sénégalais tàmmuñu ne yaay sama jëkkër. wala yaay sama jabar lii amoon na fi ñun tàmmuñu waxtaan. loolu suñu défaut la. tey mën naa nekk sama borom ko mu defoon dara giraawaali. mu dugg ci politique te xaw soo politique ne sa lépp feeñ. mais soo politigul sa dara du feeñ gis nga man tey su ma nekkoon député wala dara bu subaa ñu wax ma sama ba ma nekk jeune te duñ ma xamal te xool duñ la xamal dara dañuy inventé rek te bu inventé bu ñaaw kat dañ naan yéen ngeen li ñuy wax maire Thiam te fekk ñooñu sax xamuñu kuy maire Thiam. ku nekk naan man ak moom ñoo fowandoo. te arab wala ñoo fekkee. te arab ministre dañuy gis koo xamante ne ministre diw ba mu defee lii mais ku nekk jaar nga ci xale. fo nga ministre waru baale waru fo. waru am soxna déggoo naa ñëw naan diw dafa ëmbal man leen yéen yow loolu du bës bàyyi leen diw mii ngeen naan dafa ëmbal diw fii ku fi nekk na ma yàlla baal sa papa def na dara loo xam ne ni bëggoo ñu wax ko ministre yi ngeen xas dañu am ndey am baay am ay famille delluwaat leen seen xel ci seen bopp te ngeen indi yar mais kadee tànk yar indiwuñu ko Sénégal defar suñu jikko yi gis nga jikko yi ñuy wax de comme kii président Macky Sall mënu ci dara de ñun ñoo defar suñu bopp man li may def sama bopp xaar ma ci Macky
mais ku génn fii dis man daal nee naa nawet bi dal dafa am justice soo defee too tooñee fii lañ la war a teg soo waxee woon fii lañ war a mais dañu bàyyi nañu def lu leen neex ba pare ñu am ay supporters am ay ñoo xam ñu nekk suñu ginnaaw bàyyi ko tey suñu jàppoon du ñu ne am ñu wote ci kaw noo bàyyi ko doomu diw la nangam sangam dugg na fi benn mu génn bu subaa keneen def lu gën a neex moo tax fan lañ jëm ban Sénégal man daa yàlla nañu yàlla may yar man daa dama naan nañ yaru rek boo yaroo ba def lu bëri doo ko def boo déggalee say waaju te nag nga xool say waaju lu bëri doo ko def dafa am leneen loo xam dafa am honorable damay bëgg ñu xuus tuuti tamit ci politique bi fekkee am nga kàddu yi teg ci diggante Yérim Seck ak Aïssatou Ba noppi balaa may ñëw waaw c'est-à-dire que loolu c'est-à-dire que yéen seen outil de travail bii baaxul dama def mel ni yéen da ngeen ko commencé fooye xam ne ngeen ko commencé fooye parce que man yàlla dafa def j'ai suivi l'émission te gisuma lu grave amul débat la dame posé na ko question mu ne ko man lii naa la ko wax foofu laa yem mu bu koy incité mu ne ko foofu laa yem fi ma la lii jàppal lii alors organe de presse boo demee bay critiquer sa morom organe de presse kii li mu la wax defal ay investigation bu nekkee da nga am le contraire bu ko fustiger moom mais joxal beneen information contradictoire bi nga am il appartient maintenant au lecteur wala au téléspectateur wala à l'auditeur de juger léegi mu nekk en conformité ak li ñu leen di wax les faits sont sacrés et le commentaire est libre xam nga mais tey dans votre corporation dafa am ñoo xam ne ñun xam nañ ni ñuy pratiquer ñun al yu bëri duñ ko bugg a wax ñun ñi ku ci nekk ñaareel am na ku la mos a abordé wala ay propositions on sait comment les choses se passent et puis ñoom c'est que te gis na ñoom ñu wax noonu di xas les gouvernants là c'est qu'ils ne comprennent pas Macky Sall c'est le Sénégalais le mieux informé du Sénégal képp kuy wax ci moom dara jàppal ne Macky xam na ci yow loo xamul ne xam na ko ci parce que lu war a lool moom te su ko neexoon mu contre-attaquer te je dis encore une fois de plus les gens oublient que président Macky Sall a été ministre de l'Intérieur donc il gérait les renseignements généraux Macky Sall xam na kuy Sénégalais fii xam na kuy homme public fii Sénégal Macky Sall xam na il a été premier ministre les choses passées par lui chef de gouvernement nekk président de la République nekk directeur de campagne nekk DG Petrosen non c'est-à-dire que man sax ci ma fonction officielle yi pour war la ne ci niveau de renseignement bi mu toll mais mu ngi ne teg noppi wallaay xam nga mais et puis boo xasee nit lan la lay njëriñ jëriñ dara tout au contraire ki la waroon naw du la nawati ki les gens da lay jëpp et puis tôt ou tard dina dal sa kaw tôt ou tard dina dal sa kaw donc je crois que au niveau de la corporation il faut que nit ñi andi solidarité du groupe réseaux sociaux soxna si Éthiopie Facebook yenn xale yi mënuñ ko am mais ñun fii moom c'est libéral il faut réglementer c'est-à-dire que Sénégal aussi les pouvoirs publics gis nga dafa am yoo xam ne dañ ci war a ànd ak rigueur gis nga solin bi man si je mos naa ko ministre de l'Intérieur commission technique ma ne ko check down xale bu ndaw takk jaaro nopp da ngeen ko góor da ngeen ko war a interdire sévèrement ku ko fi def que mu am ñu sanctionné ko yenn yi par exemple les gosses là ñuy jàpp di leen yóbbu prison jaru ko wala les travaux d'intérêt public nga leen di dóor ñu dem bale ci chaque jour mais buñ ko defoon léegi affaire yi changé pourtant loolu nga wax ne man wax naa ko mooy dañuy feesal kaso bi rek fekk mu def dara dañuy dem saa yoo demee ci kaso yi qu'est-ce qu'ils font non foofu la ñuy yàqu créer ay gang ils deviennent buñ ñëwee nag ils deviennent ils disent que maintenant je m'en fous suma casier judiciaire yàqu na je m'en fous léegi je m'en fous mais je dis alors encore une fois de plus il faudrait que ñu autorités yi aussi di jéem a ubbeeku di waxtaan ak population bi à la base di jéem a xam li xew man dama nepp tey sama grand B boo fa jàppee xale mu yore joint di tux bu ko yóbbu tribunal non ne ko léegi takkal ko bi bracelet yi ñu ne wax waaw boo xëyee HLM Patte d'Oie
ba rond-point Liberté 6 nga bale. waaw. ngoon. ñu dem sànni la ci benn atelier de travail. ayu set ñu la demat ci alxuraan ba nga jàng. kese. buñ la ko jàppee 6 mois. waaw waay. xale yi jigéen yi nga doon bañ a kii ñu lay romb di la gis. ngay bale di nettoyer wala ñu ne leen tey marché bi yéen a koy nettoyer. ba pare su xëyee tey ñu ne la demal sport ngay dem par force militaire yóbbu la sport. ah am na boo xam boo ci génnee di nga xoolaat sa bopp bu baax. mais système bii nga wax ni xamul système bii. foog nga proposé ko système bii ñu bëri ñu ko mais nuñ koy defee. parce que trop facile. mais loolu sunu état yi la. loolu ministre de l'intérieur moo ko war a def. mais kii boo fi jàppee ñeenti xale bàyyi loo leen non déggoo ma ne dañu am si nit ci ginnaaw ñun et puis ñun dama yàlla baal dañu gëm dama yàlla baal dañu xaw a gëm affaire u sëriñ. par exemple da nga jàpp tey benn nit papaam woo sëriñ bi doomu diw de doom papaam sama sëriñ la ñu intervenir nangam sanga uti ay kii ñu bàyyi loolu mooy sunu problème ñu Sénégal. waaw mais soxna si defe naa ne man jo problème c'est que loo gis rek dafa am ay préalable gis nga bu ñu demee ci sëriñ yi yu mel ni xalif généraux yi parce que keroog dégg naa sëñ Mountakha wax lu am solo ne dina woo ay mbokkam ñu waxtaan seet ci lu bari maintenant nan lañ koy dugale ci constitution bi dëgg la donc ñooñu bu ñu demee waxtaan ak ñoom da leen lii ñu bëgg a def de dañu gis ne kaso yi ñu xale yi amul benn njëriñ day fees yéen sax dañ mën ngeen ñu jàppale mooy maanaam bu ñu la dawalee 3 mois nga def travaux d'intérêt public yi ñu jëm yóbbu la ci daara Xelkom nga bay Xelkom ba nga dem foofu ñu encadré la nga bay jàngal alxuraan bay ngay jàng xasida da ngay dem ba final xam nga tey bu leen di utaloon ay terrain ñu dem di béy buñ béyee li ñu gagné ñu denc ko 1 an 2 ans 3 ans ñu ñëw ne millions yi de yaa ko moom lii maa ko moom xam nga lii boo toogee fi léegi nga doon millionnaire donc li nga day dem bi affaire yi day génn ci boppam dëgg la parce que aussi dafa am dugguma la pour terminer gis nga xale yu bëri ñu ngi def man bi may collaborer ak ENDA dañ mos a def ay enquête sur ces situations yu mel noonu mais dañu seetlu ne xale yi lu ci ëpp di agressé 3 ci kër gi la jógee c'est-à-dire ay révolté lañ maanaam amuñ affection waaw manque d'affection paternelle waaw paternelle wala même wala ñuy toog di gis waajur bu góor bu di soxal seen waajur bu jigéen wala vice versa waajur bu jigéen bi soxal waajur bu góor il pense que c'est la rue qui règle le problème xam nga tey di nga gis benn xale papa dama may foofu 500 francs dama bëgg a jënd benn affaire xasaaga ko waaw nga génn léegi mu gis ngay maye 5000 waaw xale bi day photographier téye finalement il devient révolté il pense que c'est la rue qui règle le problème alors su tombee nag ci mbedd bi ay xale yu mel ni moom c'est la débandade c'est sûr ñu commencé dériver à des choses mu dérivé loolu mooy andi affaire yu mel noonu ñu dem ba lëkkalee nag ñu doon ay agresseur tàmm sàcc tàmm yooyu yooyu foofu la mbir yu toll am na nag leneen loo xam ne si ne ni tamit maire Thiama honorable député dafa am loo xam ne si dafa bokk ci ñun mooy bu ñu yar xale yi seen i mag ñi ñoom seen wàllu bopp dafa mel ni ñoom dañoo commencé dériver à des choses yoo xam ne xaaru yu leen ci woon parce que bu ñu nee wax mag ñi ngi xaar teggin ñi ngi xaar yar ñi ngi xaar tamit intelligence ñi ngi xaar mu nekk koo xam ne si ne ni mooy war a jubbanti bu ñu gisee ni mag ñi seen bopp ak homme politique yi ñoom ñooy xasante ci place publique bi ñoom ñooy sullante ay mbóot ñoom ñooy waxante ndaw ñi di dégg ñëpp di dégg dañ ñaan kon lii moo baax gis nañ ko ci kaw Serigne Mbacké Ndiaye bi mu waxee ci mandat illimité bi mu mel ni ki ni dafa rayal ñenn ñi seen doom ñëpp jóg ñi di ko saag ñi di ko wax ñi dem ba di ko tëkkale ak peste jàngat boobu honorable ba pare waaw xam nga jàngat boo gis rek ci sa bopp ngay commencé daal dafa def man homme politique la mais man su ma la ne man je n'ai jamais voulu faire la politique doo ma gëm mos naa def une petite expérience yàgg na suñu chef de quartier mu ñu ma dugaloon mais 3 mois laa ca def je me retrouvais pas ma bàyyi j'ai mis une croix dans ça ba ji Macky di ñëwee sama jeune quartier comme ASC ba fa nekkoon j'étais le président de l'ASC depuis temps booy maa ko ñu ñoo ko créé et tout ça xale yi dama man daal grand gis nañ ne fii vous avez tout fait ici dans le quartier mais ñun amuñ un responsable politique lu ñu war a def ñuy tëb ma ne je ne fais pas la politique ñu dem boole maa ngi mairie koñ yi mais finalement mu tombé Macky di bàyyi noonu laa duggee politique mais dama ne woon je me suis dit que ñett ñi bu ngeen ma ko nangulee du ma xas du ma saaga te ci parti politique am naa ci ay nit yoo xam ne politique boole wu ma ak ñoom
donc damay continuer di leen fréquenter si vous acceptez ça y a pas de souci may dem assemblée nationale ma dem sama sëriñ di ma yeb mu ne nit de bu xamee fu mu juddoo xam li mu doon war na di moytu ñu koy ni cim dëgg la yaa koy dégg war na di moytu ñu koy ni cim xam nga loolu ça veut dire ça veut dire amal un comportement exemplaire yow bi politicien nga nii moo tax ma woo ko tey politicien nga politicien bu am ay valeur nuruwu ko sax xam nga politicien bu ñuy wax dañuy tëb di xam nga man bi di fëgg dënn boo demee yàlla def mu am benn sëriñ Mbàkke bu fa nekk sëñ Fallou Galas Kanto suma sëriñ Galas bu ma ñëwee su ma gisee man damay mel ni Touba laa de wallaay damay daw sëkk sujjóot nekkee moom loolu daf ko jàpp andiwuma collègue quoi nuyu ma ko collègue non damay ñëw andi taalibe ak sëriñ te loolu moo ma war parce que loolu laa am alors man je me suis dit que du ma yuuxu nit waaw parce que sëñ bi daf ma doon war ne xas baaxul xas nit baaxul man du ma yuuxu nit opposant sax boo wax dee du ma la yuuxu nit ki ju yàq kàddu wax dara man fenn rek laa lay xaw a mooy nga wax kàddu yu ñagas mais boo waxee sa xalaat ci anam yi normal je dis que ça c'est la démocratie je crois que ñun ñëpp bu ñu xamee loolu xam ni ñu andi je crois que d'abord dañuy respect parce que man dama ne man le ministre il est nommé le député il est élu président Macky Sall gis nga contrairement à ce que les gens pensent gis nga bi ñuy waaj a dem assemblée nationale daf ñu invité ndogu këram keroog ñu doon supplier ndeysaan dem na ba ñu ne dimbale leen ma ngir yàlla bu kenn dem assemblée nationale di wax ne député Macky Sall la nous sommes 151 députés mais ñoom dañ koy wax xaaral moo la mu ne nous sommes 151 élus nationaux man en tant que président de la République yéen en tant que yéen vous les 150 députés xam ne leen yóbbu foofu xam nga ki la wax loolu libéré na la léegi maintenant nag xam nga fan mooy problème bi quel est le meilleur moyen pour défendre le président foofu la coow li nekkee compréhension boobu la ñi foog nañ ne lu nit wax nga attaqué ko yaa ngi défendre président non ñi foog nañ ne boo xastee yaa ngi attaqué président yaa ngi defar président déedéet gis nga opposant bi pour nga mettre ko devant ses responsabilités et nga su waxee lu normal ne ko loolu de am na mais yow aussi war nga wax quelle est ta part de responsabilité et quel est ton devoir par rapport à ça yow lii am ni nga xam ko yow lan mooy sa cër ci yëf yi en tant que sénégalais en tant que citoyen en tant que député mais yow aussi lii boo ko defee buy waxati dina xam ni muy wax lan la dëgg la te bu boobaa njëriñ dafay am donc ñun suñu wàllu bopp moo tax également parti politique yi xam nga c'est départ ba nga régler problème bi yëpp ñun parti politique Sénégal amatuñ parti politique mukk parce que parti politique dañ la doon jàngal tey jii jëlee parti politique ci nekk Sénégal yëpp jëlee seen responsable yi ci kaw nga ne seen statut yi seen objectif yi lan la xamuñu ko lan mooy philosophie sa parti xamuñu ko mais Thiam li ñu wax ni en tant que yaay mais la trilogie dañuy wax élève enseignant parent loolu dañ ko war a andiwaat ñu gëstuwaat ko joxaat gëdd bi bañ joxoon enseignant bu njëkk ba nga xam ne boo doon reewane seen biir kër sax ñu ngi woowee seen maître nga noppi loolu il faut ñu andiwaat ko mais bu nekkee ne lépp foog nañ ne dem ci rajo bi kaas saaga moo koy réglé rajo bi aussi comme ni nga wax y a certains journalistes yoo xam ne xam nga tey man mënuma nangu nga jàng dem école de journalisme génn fa nga commencé liggéey ñëpp naw la ngay xëy benn jour rek tu changes complètement de stratégie yow daal yow tout ce qui t'intéresse mooy koom-koom kese te yow da ngay xëy du matin au soir di wax lu bon au gouvernant parce que di nga journaliste bu toogee ci plateau kenn warul xam fi mu bokk même bu amee appartenance pour am foo xam ne ñooñu la gën a jege warul feeñ ci ni muy taxawee mais su nekkee yow sa émission du matin au soir tu ne fais qu'attaquer ce qui gouverne mais finalement dañu ne yow
ana déontologie éthique bi nga doon jàng. et puis yow nga bëgg léegi yow xas ñooñu ci loolu alors que yow en commençant par toi yow sa wàllu bopp la nga jàng. wàcc nga yoon bu yàgg. et loolu aussi état di ko seetaan également. mais loolu état dafa war a taper fort. quitte à ce que même on te retire tes diplômes. honorable état fi mu war a taper fort bari na. donc loolu laay wax. da nga wax léegi ci enseignant yi. musuma toog gis enseignant mu ne dañuy kas ne suñu école bi dafa yàqu. dañuy kas suñu classe yi. man dama lay wax rek. gis dafa am loo xam ne dafa am ci école yi. enseignant yi tamit xam nga mooy et puis am ci bureau yi. mu ñuy wax la valeur travail. xam nga boo toogee 8h 13h. mën nga toog 8h 13h def actif 2h temps rek. waaw dëgg la. li ci des yëpp ngay palabre rek. alors que yow dañ la ne yow le temps là da nga ko war a gérer 4h 5h de temps yi ngay am da nga war a liggéey normalement. mais da ngay génn récréation toog ak sa collègue di waxtaan. récréation ba jeex. ngeen continuer waxtaan. mais léegi téléphone yi day dugg ci biir bureau yi léegi. bureau yi ñu nekk ci connexion yi ne travaillent pas. journée les Sénégalais ne travaillent plus. nekk ci réseaux sociaux yi nekk ci lépp. on ne travaille pas. donc léegi xam nga c'est le gain facile. ah man de saa yi xaaral ma dem sama gain moo nekk xaaral ma dem di jënd ci affaire. kese. yooyu la fi nekk léegi. alors là nag vraiment c'est dommage. ci 88 628 15 14 su fekkee suñu téléphone jàppandi na. li des ci minutes yi. ñu boole leen ci 88 628 15 14 bu ko defee yéen aussi. ngeen ñëw indil ñu li nga xam ne rek moo di seen xalaat seen njàngat ak fii société bi toll tey ci li nga xam ne moom moo di vie privée. ak vie publique ban taxawaay lañ ci war a bàyyi tamit état bi ak société parents d'élèves yi ak it ñi nga xam si ñoo di autorités yi nan lañ ci war a taxawee ci vie privée vie publique 88 628 15 14. Rasoul mar naa trop tey moom du ma la ko nëbb wax moom. ndox bi wax ko ndox bi foog mu yónnee ñu ko moom. Rasoul day font non Rasoul day font moo nekk ci ginnaaw bi. nee ko su ma kii dama koy waxtaane moom tamit nee ko maa ngi toog de. non wala ñu wax ko su ma génnee dama koy waxtaane doxam. non dañ koy waxtaane mar moom am na. nañ ko waxtaane suñu biir. suñu biir la waaw suñu biir la suñu biir waaw. dañu wax bu ñu xëyatee ba heure bi. waaw ndékk bi ñëw. mais Kader loolu moom loolu réglé ko. yow yaa Kader solution ne la nga fàtte. mi ngi lay toon ci ginnaaw di la laaj ban boisson. ne ko bu ñëw rek baax non ginaar xaju fi. non ginaar xaju fi. non daf ñu nax. ne ko na dem fii rek ci fuur bi rek. waaw amul ñu indaale. waaw voilà mi ngi noonu 88 628 15 14 incha allah pour téléspectateurs yi. fi ñu toll nii honorable dafa wax lu am solo. jëm ci éthique ak déontologie. merci mu mel ni kon donc autocritique bi ñuy def ñun ñoo ko war defal suñu bopp ñun ñoo war a seet ñun léegi lan lañ war a joxe de bon exemple pour ñi ci suñu ginnaaw parce que dañ dem ba toll foo xam ne ku amul xaalis bokk pour ñun journaliste wala présentateur ku ma nekk da nga war a am alal da nga war a yor oto da nga war a nekk ci confort boo xam ne kenn bañu ko waaye est-ce que salaire bi ak doole bi maye na ko est-ce que obligatoirement être journaliste wala un animateur wala star égal à am yooyu yëpp ndax baat nga yor xam-xam nga yor mais tey ji ñàkk mën a maîtriser suñu bopp wala ñàkk mën a xam ni kat fii lañ war a yem tax na léegi lépp jàll léppay jàll ku baax ñu jàllale ku bon ñu jàllale ku bëgg a bës sax wala ni la mer Thiam invité ma yor naa nangam wala kaay man yow laay dalal parce que yor naa nangam ba toll foo xam ne si tey jii xam nga sama benn xarit Nicole Gakou de passage ma koy nuyu nee dafa mos a toog këram kilifa la nee na benn journaliste ñëw ni ko boo ma joxee 200 000 sama jox dinaa wax ñu ne mu ne ko yow lan ngay wax ak lu xew ba ngay wax mu ne ko soo ma joxo dinaa kooku ni ko waxal boo xëyee waxal lu la neex maa ngi tudd nii ak nii ak nii gis nga ñoom ñaar ci lañu jóge nekk xarit mu toog na mu ne ko waaye yow bi nga ñëwee ci man di ma wax loolu lu tax lan nga waroon wax mu ne ko lu ma neex rek te soo ma attaqué ci yoon procédure bi day yàgg mais imaginer loolu honorable yow damay wax mun la looy wax nga ne ko lu ma neex te jigéen la mën na ko waxal lu ñaaw mën na ko ne def lii te jigéen xam nga xas jigéen dafa yomb léegi gis nañ la fii surtout maa ngay nit koo xamante ne doo toog lu tax yaa ngi ci avion bi sa liggéey moo la may loolu mais am na yoo xam ne ñun non mais Kader ñun duñ ay nit dama yàlla baal ñun léegi te xoola du journaliste fépp la nag ba ci jàngalekat bi ba ci bureaucrate bi ba ci fépp xoolal da ngay dem ci maire wut kayit passeport nu ñu koy tout 20 000 francs nga jënd quittance ñëw mais naka lañ lay laajee waate 40 000 pour passeport bi génn tey man dem naa doo dee ma gis benn femme mais am na nag ñoo xam dañu xamoon
ma as nga ñàkk a xam lu mu war dafa bari. ma gis femme bi jéeg di wàcc mais may xool waa ji rek. mais waa ji comme dafa xaw a nante bu ma ko xoolee rek mu xaw a def nii. ma ne woof ma ne ko soxna si lan la woon mu ne ma man daal sama passeport bi. démb laa déposé. sama waa kër dañuy ñibbi suba. nee naa ko jox 40 000 ñoom ñaar ku ne 40 000 pour passeport yi génn. waaw ma ne ko doo ko jox. mu soxna si ma ne ko xoolal kaay ma xamal la. foo déposé mënu ma fii ma ne ko dangay dem toog nga passeport léegi. amatul sax une semaine. dama nga toog sa kër dinañ la woo jox la carte dinañ la woo. wala jour bi ñu la jox nga yow jël si ko fii. fii nit ñi rang di jël. ma ne ko man dama déposé sama sër carte daal fii passeport maa ngi nii moom lay xaar toogal. mu toog ñu rappel ma jox ma passeport sama sër bi ma jox ko. mu ne ma ah. moom mu ne ma naa xaar ba gannaaw suba. nangam sa patati. mu ngi may dégg ñu joxante ay numéro ma ne ko léegi fan nga di mun ma fi ma déposé ma ne ko demal ñibbi. waa ji génn rek gis ma ànd ak ndaw si rek. mu xaw a kii ma ne ko gis nga yéen tamit nit da ngeen di déglu passeport dama nga jënd quittance ñeenti junni ñëw déposé ñu wax la ban bis nga koy def ma ne ko gis nga ñii toog fii ñii loolu mooy seen métier te lépp ci ordinateur la ñii yëg di wàcc seen yoon nekk xam nga ñu fi nekkee ay truand lañu yéen tamit xanaa yéen du ngeen déglu télé wala ngeen xool dëkk bi passeport benn bu ne 40 000 ak 20 000 francs quittance mu ñaata jaratu ko. merci ma ngi feneen. waaye nga aw ci dëgg la nañ la bu baax non lépp ci loolu la parce que tout le temps loolu yëpp ci doy waar la ci réew mi la bokk. xoolal ma looy rek mais dafa am foo cof léegi honorable mu dégg jëm ci jox ma wala ma bindal la jox ma wala ma weer la. jox ma wala ma bindal la kay moo fi xew. waxtuma la éthique waaye bi ñuy wax naan dépénalisation code de la presse ñu xoolaat ko dafa mel ni que ni risque la fii mën nañ ko fee waxtaane risque la bis bu loolu amee musiba am. dañu tu as parfaitement am na sax beneen système souvent dañuy bind d'après certaines sources. bon parce qu'il y a une situation concernant une telle secteur. nous y reviendrons. waaw pour yow boo ko gisee tiit. ba pare woo la. ah on a reçu quelque chose ici su nekkee na nag information vraie la. ñu chantage la. nga joxe. ñu bañ ko génnee. boo joxe ñu génne. am ñoo xam ne aussi c'est un moyen. c'est un moyen pour yow lekk yow. mais je crois ce qui est important ce que les gens oublient c'est que quand tu fais correctement son travail. Sénégalais ñoo lay apprécier. ñoo lay buggal seen bopp. xam nga l'animateur c'est un animateur. il fait son émission dem. mun a dem wàcc këram ñu woo ko ne ko ñun de dañu am cérémonie dañu bugg nga animer ñu ko. nga dox leen question la nga ne 1 million. bu la ko joxee nga dugal sa poche. waaw animateur la. ça animateur la kooku heure creuse mun na ko def. mais le journaliste ce n'est pas la même chose. munoo ko parce que demain yow tu es appelé à informer le public. xam nga tey dañ la ne sax boo déggee ñu ne la Kader de lii am na. wala nga fekk Kader joxe benn information sur man. dañ la ne balaa nga koy publier woo ma. ba xam wóor na vérifier l'information. nga wax ma sama xalaat. nga jël ñaari xalaat yépp bind ko. nga ne ah Kader a dit ça mais en retour Ablaye a dit ça. léegi lecteur bi kii lire moom mooy amal boppam information. su neexee mu xam ne kii jarul mu wax ci mu teg ko de côté. su ne lii de lu mën a jot approfondir la. ñu approfondir ko. wala mu ne diw de. man laaj xam nga da nga wax leen affaire joxe xaalis. dama lay nettali anecdote man toujours je parle de Amadou Mbir yàlla na ko yàlla yëm parce que moom laay fréquenté te yàlla na ko yàlla yërëm mais dañu mës a dem benn gàmmu Tiwaawan en 78 xam nga loolu yàgg na. xaw ma ñu ne ñu pare ñu ma leen xaalis ba jox ko journaliste yi rek mu ne xale yi delloo leen ko 78. mu ne ko delloo leen xaalis bi. nee na ñu ne ko lu tax ñu koy delloo mu ne ko un journaliste warul ñu koy jox xaalis mu di ko jël. na ñoo xam ne ay naan lañ. nee na ñu toog di def 4 avril. nee na ñu jékki-jékki am kuy maa ngi nuyu diw ci ci Angleterre maa ngi nuyu diw. mu ne ko diw. dañ nekk 4 avril. fii waruñu fi ne di nuyu waa Angleterre. waa France. on n'est pas là pour saluer les gens. on est ici pour notre fête de l'indépendance. moo tax. wallaay non j'étais des grands journalistes. mais amatuñu. gis nga moom. ay Diadji Touré ay Martin Faye. ay Babacar Touré. ay kii Guèye Malick Guèye na ko yàlla gërëm. même Latif Coulibaly est un journaliste. waaw journaliste. mais xoolal le traitement qu'on fait à Latif. c'est un traitement anormal. man dama nekk sama mais kàddu Babacar Diagne. def naa suma liggéey ba mu jeex takk.
waaw léegi jël naa option dugg ci politique bi. waaw léegi di def politique nga ne non man du ma nit ku baax. ndax journaliste la. parce que fii laa taxaw doon def journaliste. waaw nee na ne man defatuma journaliste. waaw. léegi maa ngi ci beneen affaire. yow nga taxaw ne léegi di xool voilà. tu es un vaurien. fi nga nekkoon di kii léegi yaa ngi alors que. waaw mais tout le monde n'est pas né avec la cuillère en or. moom ba mu nekkee journaliste. ñëpp d'accord nañ ko xarañ la. c'est un journaliste d'investigation il le faisait avec vraiment professionnalisme. man de nee naa leen. moo jékki-jékki bàyyi. tu peux en citer d'autres. Babacar Diagne keroog bi ma ko seetaanee TFM. toujours après le cadre de la Sen TV. bi muy ne moom Bougane loo mu wax du woon cëram. moom mi proposé na ma pour ma nekk DG des médias. waay de même que Youssou Ndour aussi. waaw. kooku c'est te léegi lan la gis nga li ma wax ne àdduna liwee 2 jours après recevoir na ko. waaw. mu recevoir kan Bougane. recevoir na Bougane. bien sûr. vous voyez donc am na wax c'est-à-dire que yow. loolu yëpp gis nga ñooñu gis nga. tout ça c'est la corporation. gis nga ñooñu. ñu Senghor moo leen defar. ñooñu Senghor man su tax ma mën a wax ci ñooñu. parce que mon mari fut elle a été depuis 80. man ñoom Babacar Diagne ñi ma ñaan ci lañ bokk ñoo ngénte sama doom mais gis nga toogaay sax dañ koy wax. non man maa ngi du ma la dog mais maa ngi fàttaliku bi Senghor décédé. Bara Diouf ñu invité ko à la télé. non ce sont des grands hommes. mu ne ñoom bu ñu doon bind bu ñu ne suba dafa war a am journal dafa war a génn suba. waaw. at yi war a bind yow. doo am jàmm. waa ji ne ko lu tax parce que mun def ñu leer ne Senghor dina ko lire. te boo defee ay fautes. Senghor da doon corriger da doon marqué faute. mu ne y avait un jeudi xam nga c'était le jeudi. xaw ma le mercredi. ñu def faute da leen doon convoqué palais. waaw. tegale mu ne Senghor dafa aménagé woon benn salle. table banc ak bureau ak kii bu ñëwee mu leen di jàngal ne lii ça ne se dit pas lii waruñu ko def lii waruñu ko def. donc ñooñu c'est-à-dire que te loolu pourtant y a des gens. xoolal Mariam Sène Ka bi ko fi invité loolu la wax. damay des ba tey ci. mais léegi kan journalisme amatul. waaw léegi ñëpp journaliste lañ. sama sët bii sax journaliste lañ. léegi nag loolu nag yéen a koy xeex. waaw ci laa bëgg a des tuuti. et puis y am na lu gën a garaaw léegi. affaire site yi génn. tout ça c'est lu gën a garaaw da ngay gis Thiama TV. Thiama TV ñëw yor sa benn micro fu ne nga dem fa def lu la neex. yooyu gis nga yooyu président daf ko war a arrêté. bu muy teel léegi avec le code de la presse yooyu du am. parce que yooyu tamit war ko war a arrêté bàyyi ba léegi fi mu toll mi ngi commencé jël benn ampleur boo xam am nañ ko ba pare àggee musiba lay doon. li ma la bëgg a laaj rek moom mooy ndax journaliste am na sañ-sañu nëbb information boo xam information de taille la ndax bu ñu seeteen fi mu toll l'état du Sénégal est convoqué le 2 mars fële ci CEDEAO ci li nga xam si moom mooy élection yi ñu génn te ki porté woon plainte c'est Ansoumana Dione ñu wax ko nommément parce que démb moom tamit moo nekkoon sunu gan fii. porter plainte état bu Sénégal ci façon bi nga xam noonu lañ demee ci élection yi ñu passé. ñu convoqué état bu Sénégal. mais dégguñu benn organe de presse taxaw ci wax ci. et pourtant pour man mënuñu am information bu gën a rëy loolu ci jamono yi ñu toll. xam nga Ansoumana dama ko suivre benn débat boo xam dafa gedd. dem c'est quoi c'était à la TFM. TFM xam nga RFM. RFM la woon. waaw RFM dafa jóg dem. alors c'est-à-dire que un journaliste tout le temps da ngay sóoraale contexte sa réew. xam nga dañ la ne toute vérité n'est pas bonne à dire. xam nga di nga ñëw gis benn information bu am par exemple tey tu vois un ministre quelque part. foo xam ne waru fa teg tànkam. ko waru ko génne ci télé. mais loolu c'est pas son problème loolu vie privée. xam la moo tax xam nga waru ko génne ci télé. non honorable loolu vie privée c'est pas son problème. mais xam na tax waru ko génne ci télé rajo. mais mun nga ko woo. waaw ne ko nii du sa cër. parce que xam nga sax la nga fa doon def. voilà. parce que mun nañ ko jox information ne ko zone bi fekk mu nekk ci département am. département ministériel am ne ko fii il y a ça. mu dem fa dem di fa set nga defee ne leneen la fa nekkee woon. xam nga. loolu mais loolu également le conseil en communication du ministre. xam nga tey ministère boo dem am na conseil en communication. mais tu les sens pas. waaw ça c'est vrai. le dispositif de communication de nos ministères tey Senelec li am ni tey 3 mois 4 mois sànq xamoon nañ ko. xamoon nañ ko mais il devait communiquer en avance préparer les Sénégalais. comment di expliquer par des notes. c'est-à-dire que débat yi ñu ñëw ci yéen.
ñëw ci yéen expliquer leen ngeen jël affaire bi di waxtaan ak ñun ni Sénégalais yi que ñu xamul ñu comprendre jëm am vers l'information ñu mu gën a clair le cas de Ansoumana xam nga quand il le fait à quelle fin il le fait à quelle fin ce que les gens oublient c'est que le Sénégal a sa souveraineté nous sommes indépendants CEDEAO li mu ñu mën a def ñun on a nos textes am na constitution y a un code électoral qui est là man dama xamul en quoi la plainte am ci lan la plainte am sur quoi il s'est appuyé pour faire la plainte parce que su nekkee ay parrainage ak yooyu mais c'est peine perdue c'est peine perdue lu munta doon c'est peine perdue parce que élection observateurs yi CEDEAO envoyé na fi ay observateurs ils ont dit que gongo c'est l'Union européenne envoyé na fi ils ont dit que gongo donc quand ils le font ça dit que nos autorités politiques également ça dit que texte yi aussi ça ñuy def Kader loolu moom c'est passé non moom parce que texte yi fan moo ci am problème modifié nañ constitution bi 3 mois avant les élections 3 mois te dañu wax ni 6 mois avant lan lañ ci modifié parrainage bi li ci topp yëpp non mais ça consensus mu am dañu def procédure d'urgence ñu def consensus les gens ont dit que par rapport à ça il faut ça la classe politique accepte ko loolu c'est-à-dire su nekkee une décision consensuelle le problème ne se pose pas donc par contre su nekkoon ne c'est unilatéral après donc loolu inchallah dinañ xam fan lay jeexee mais Thiam ban dénkaane ngay jox li nga xam si mooy téléspectateur rawatina nag diggante waajur ak doom diggante kilifa ak borom këram wala ak soxnaam wala ak ñi nga xam ñoom la nekkal waaye ñu gis ne léegi day am ñoo xam dañuy jël message ci biir kër gi di ko chantager seen i borom kër wala sax seen i ay waajur parce que am na lu ñu xam ci moom côté chantage moom baaxul ci dara lépp lu ànd ak chantage rek baaxul li may dénkaane mooy il faut ñu dellusiwaat jikko yu baax yi crise des valeurs te ñuy dégg dégg daal dafa baax ci doomu aadama muy mag muy ndaw ak yar toujours ma ko indiwaat yar ak teggin lu mu la mayul leen du la ko may akuk dal ndax suñu Sénégal kat dañu réewu teraanga la sa junior pays de la teraanga réewu jàmm te xoolal yeneen dëkk li fi am ñun tubaar fakkaat la xam nga li naan dëkk bi dafa metti dëkk def toujours gis nga dëkk bi ñëpp mun ñu nekk ay Richard ñëpp mun ñu nekk ay pauvre ni suñu baaraay wuute na la ne ñii dañuy am lu ne gàññ ñii am tuuti ñii duñu am dara te kii nee na ku xeeb sa noos nu ko waxkat waaye te borom ngànd yëgul borom pañe bu yéeyee mu yee te moom bu yéeyee pañe bi daanu te ku amul oto am paas taxi ku amul paas taxi am paas rapide ku amul dara nga def sa tànk yi def sport kaas yi wuute waaye ku xëy guux am déet nañ leen dellu si waat suñu xel suñu kaas yi wuute akay dëgg kaas yi wuute waaye ku xëy guux akay dëgg wallaay azim te kaas bu tudd bi sax suba mun na ne kaas bu mag bi wallaay kaas waaye ku xëy guux tubaar fa kàlla marché il faut ñu defalaat suñu xel te ñuy dégg journaliste tamit ñu xam wax bu ñaaw rafetul ndax les images restent les paroles restent te léegi dans 20 ans boo indee waxu diw ñu ne waxam a ngi nii kon nañ leen di seet li ñuy wax te xool li ñuy def te xam ne kilifa la on respecte les personnes maa ngi nuyu ñëpp di la ziar di la wax namoon naa la ni man su ma la xoolee sama bëgg day taa ndax xam nga lu ñu boole yow xam nga man xam naa yàlla xam na ñu bokk ci rajo bi doon toog nga jël ma jox ma sama cër maa yal na yàlla cëral day ku baax ku xam valeur nit mën a jël nit ak teg ko foo xam ne sax eggu fa man li nga may wax ci lu baax soo ma koy wax sax damay làqatu du jooy ndaxte Zénofa sama waaji ma boole woon ak yow ni ma Kader ku baax la te ba ma ne Kader ku baax la ba te gis boo ma gisee rek tu mets comme ça def ma nii mu baax lool yal na yàlla yokk sa grade li nga bëgg ci Excaf yal na ko yàlla defal ci baat Seydina Mouhamed nga yokk ko ba yëg ko may ziar di nuyu nag Mansour sama waaji waaw man yool bi dé bàyyi ma sama waaji foofu rek ak mayte da ngay indaale mayte ak mayte indaaleel mayte ñoom ñëpp indi leen na ñëw ñoom ñëpp fi toll nii neex ba neex waaye waaw na ñëw ñoom ñëpp fii honorable yooyu tamit kàddu yu mujj rek jëm ci li nga xam moo di autorité waaye tamit jëm tamit ci ñi nga xam ne si ne léegoo lekk dañuy jël ay kàddu yu ñaaw di ko teg sax ci famille njiitu réew mi loolu léegi la fi mel dañ ko commencé di gis tamit am nga sëñ bi tey Sénégal taalibe murit bi boo ko ne doo taalibe murit mu bëgg a rey boppam mu xeex ak yow taalibe tijaan bi boo ko ne doo taalibe tijaan mu bëgg a rey boppam taalibe xaadir bi naka sunu jàngu bi boo ne yow bokkoo ci jàngu bi sunu mbokk chrétien mu bëgg a rey boppam te loolu yëpp dafa am lu ñu tënk mooy doon taalibe
boo doonee taalibe nag taalibe ñett yi def ciy nekk mooy da nga xam sa bopp da ngay xam da ngay ràññee da ngay am jom sama sëriñ dafay faral di wax ne bàyyi leen tooñ seen morom tooñ seen borom tooñ seen morom tooñ seen bopp mu ne xam nga tooñ sa borom mooy lan li mu santaane nga bañ ci nekk gaa nous sommes imparfaits tooñ sa morom mooy nekk su guddeeg bëccëg ci deri nit te yow xooloo sa bopp tooñ sa moom bopp nag mooy nga fekk guy ngay mbëkk guy yi rek sa boppay toj de sa boppay toj alors bon donc lii buñ ko comprendre ñun ñëpp dañu war a labirante parce que Kader fii nga toog nii mun ma fi toog yàlla tey à l'instant yi yow la fii suñu borom teg dama la ko war a nangul soxna si lii mun ne nii yàlla moo ko defal man mii noonu bu nekkee ne nag man dama ne noonu Kader waru fi toog tey maa ngi sonal sama bopp maa ngi weddi suñu borom lu wax te loolu moo ñu dal Sénégal léegi c'est-à-dire que Sénégal léegi dañu méchanceté bi am léegi ci dëkk bi ñàkk ngor bi am ci dëkk bi laa xamul lan moo ko andi loolu moo ñu sonal li mu wax ni sànq affaire yi kaas mais mooy dëgg Côte d'Ivoire boo dem balaa yow nga dem Côte d'Ivoire nga dem ay Rwanda dem ay Niamey dem Congo dem Afrique du Sud xam nga ñëw seen différence ñun lan la c'est que foofu da ngay am 100 francs yow ngay yore 500 boo tey ma fee je dis c'est patron de daf lay jox sa cër 100 francs boobu moom lay dundee xoolul sa 500 francs dëgg la benn pantalon mun na ko sol 3 jours te doo gis mu tilim li mu lekk c'est en fonction de ces 100 francs laaxa nekk ci à l'aise nag fier ci yow na da nga yore 100 francs Sénégal borom 1000 francs li muy dund ngeen lu tax muy dund loo man dama war a dund loo voilà kii lu tax mu am oto man dama war a am oto kii lu tax mu am lii dañ leen ni mais da ngay sonn doo wax sa soxna dëgg say doom da nga leen di wax doo leen wax dëgg mais finalement qu'est-ce qui se passe dans la maison c'est la cacophonie c'est la catastrophe amul benn ordre bu war am wax naa la sànq njël benn suñu papa yi 30 000 francs lañ doon fayeeku bu mu doonee salaamaaleykum dugg ci kër nga xam ne autorité am na ci kër gi kan moo ñemoon yéen Abdou Diouf yi ñuy wax nii Macky Sall mais Macky Sall nit la il a une famille dafa am waajur am jabar am soxna am ay doom waaw boo taxee di ko saaga yow ku jëloon micro bi saaga la yow saaga sa waajur na la neex vraiment mais ba être président yow opposant mooy lan kii nii la gisee mais yéen a bokk li jëmukaay bi par exemple ce qui s'est passé le 31 décembre discours